Mais dañuy reprendre quoi. Voilà, donc nous sommes avec Madame Mbaye, Madame Kangou, Madame Fall, hein? Aïda Mbaye, excusez-moi, Madame Kangou. Alors, nous sommes venus. Voilà, di bëgg tamit nga wax ñu la moo tax ñu lay woowee Madame Kangou. Madame Kangou dañ ma ko woowee bi ñuy paree formation séminaire bi ñu daal di désigner qui sera responsable de l'unité Kangou. Je me suis portée volontaire. Donc depuis ce 25 septembre 2011, donc ñu jox ma responsabilité unité bi. Donc UNICEF moo financé woon formation boobu ñu ñëw ak seen ay support jàppale ñu donc ñu taxawal unité bi. waaw unité bi mooy SMK. SMK mooy lan ak lan mooy madame xaw ma méthode Kangou nga expliqué. méthode Kangou waaw soins maternels Kangou le soin méthode Kangou bien soins maternels Kangou soins mère Kangou waaye soins mère Kangou dafay topp benn prématuré boo xamante ne ni dafa nekkoon ci biir hospitalisation bi ñu koy wax soins conventionnels donc suñ ko defee les soins ba stabiliser ko ba nga xam ne dépendre tout ci oxygène te macha allah infection bi tane na ci foofu lañ koy indee nag ci biir Kangou ci boobu jamono nag dañuy daal di jël yaay ji waxtaan ak moom daal di koy informer former ko daal di koy éduquer daal di koy wax lan mooy Kangou Kangou mooy yow yaay ji déjà da ngay am hygiène corporelle vestimentaire hygiène des mains yëpp da nga koy jàngal yaay ji bi ci hygiène environnement bu ko defee nga présenté ko mbootu bi mu daal di koy jënd 2500 ay tailleur ñoo koy confectionné ñu ko confectionné jaay la ko 2500 2500 yooyu da nga koy joxaat maman yi soo defaraatee 10 soo amee 10 mais dem commandé waat tegaat ko fi donc suñu ñëwee dañuy jënd mbootu bi suñ ko jëndee nga wan leen naka la ñuy booti xale bi ak naka la ñuy téye xale bi ak naka la ñuy nàmpalee ak naka la ñuy nekkee xale bi foofu ndax salle bi dafa tàng exigu donc pour ñu bañ fa yàgg nga xam ne xale bi nàmp rek dafay def ak bootaayu yaay ji donc kon Kangou bi léegi dafay nekk bërëb boo xam ne genre élevage la xale bi da ngay jàngal yaay ji naka la koy bootee nga jàngal yaay ji naka la koy yoree ak naka la koy nàmpalee ah bootaay bi dañu wax que ne danga koy teg ci dënnu yaay ji ci diggante ñaari weenu yaay ji tànk yi ci suuf ak califourchon thorax bi dafay droit bu ko defee bopp xale bi dafay féete gauche bu mu féete droite bu ko defee nga daal di koy tegal yaay ji daal di koy boot ak mbootu Kangou bi mbootu boobu nag 1 centimètre d'éponge ak tissu bu tudd Lycra lañ koy defaree dinaa la ko présenté wan ne ko naka lañ koy defee bu ko defee loolu mbootu boobu moom la ñuy boote ndax dafay produit chaleur yaay xale bi fi nga ko teg tànk yi dafay nekk à califourchon loxo yi dafay dëpp nii bu ko defee xale boobu danga koy bootal yaayam soo ko bootalee yaayam nga wax ko avantage yi nga xam ne moo nekk ci boot bi ak loo xam ne su ko deful mooy nekk inconvénient parce que avantage yi moo ëpp dina produit chaleur parce que peau à peau la dina produit chaleur dina indi xale bi set ndax macha allah xale bi dina nekk en sécurité ci dënnu yaayam dina nekk confort tamit xale bi en général soo ko fa teree la plupart dafay nelaw ndax su fekkente ne mère Kangou boobu ñuy wax yaay ji moo tax yaay ji boo ko wanee ne raxasee loxo yi wan ko hygiène bu mu war a ànd la yaay ji xam nga yaay ji aussi du sol yére yaramu neen lay def xale bi tam yaramu neen lay def mais danga koy defal bonnet ak ay chaussettes ak benn couche soo ko solalee noonu ku muy habillement Kangou bi bu ko defee nag nga tegal ko yaay ji ci dënnam boo amee benn morceau neige bu set nga teg ko ci kaw yaramu xale bi avant ngay teg Lycra bi nga takkal ko xam naa suñu gisante waatee fekk ma am malade di nga ñëw ma présenter la positionnement bi parce que kooku tam beneen étape la mu ci étape bu am maanaa bu am solo parce que xale bi kenn war ko boot muy courbé wu kenn war ko boot muy mooy dafa war a droit ci dënnu yaay ji bu doon peau contre peau parce que foofu mu am production de chaleur bi nga xam ne moo remplacé biir yaay ji moo remplacé couveuse bi nekkoon soins conventionnels
production de chaleur boobu nag soo xale ba yendoo nàmp ndax foofu su fekkente ne xale bi am na une très bonne session di téye weenu yaay ji bu baax ko foofu xale bi dafay nàmp ba mu doy bu ko defee ñaari waxtu yu nekk yaay ji wàcce ko nàmpal ko toog toogaay bu rafet parce que toogaayu nàmpal dafa am su toogee toogaay bu rafet bu position bu baax xale bi dina xëcc dina am déglutition ak succion ko defee xale boobu nag su nàmpee ba suur yaay ji léegi dañ koy wan nekk da koy teg fii ci kaw épaule am daal di koy stimuler daal di koy tàpp ci diggante thorax bi ak ndigg bi ba xale bi jeex bu ko defee yow infirmière bi nga positionnel ko nga won ko mu daal di boot doomam su bootee doomam fekk xale bi jeex na xalaatuloo mu wàccu xalaatuloo aussi mu am fausse route si boobu yow am nga assurance bu ko defee yaay ji mën a tëdd ak moom nelaw mais dafay jaaxaan du tourner gauche du tourner droite dafay tëdd jaaxaan daal di boobu doomam moom yaay ji yaramu neen boobu mu def dafay oddu ay sër tout récemment yàggul am na leneen luñ ci yokk dañuy conférence dañuy jël ay blouse bi fi maye woon donc dañ ko defaraat léegi moom dañ koy sol donc dañ koy sol blouse bi daal di boot xale bi te blouse boobu du déranger dara ndax bopp xale bi dina génn bu ko defee xale bi tam fi muy nooyee gis nga tam dafay génn gis nga ko ci positionnement bi photo yooyu xale bi noonu xale bi daal noonu lañ koy téye chaque 2 heures de temps yooyu soo ko wàccee nàmpal ko di nga changer couche bi parce que su fekkente ne couche bi dafa tooy dina indi refroidissement te booy chercher chaleur refroidissement baaxu ci hypothermie baaxu ci on lutte contre l'hypothermie donc chaque 2 heures de temps dañuy changer couche bi donc yëpp à sec lay nekk nga bootalaat ko yaay ji routine boobu lay nekkee pendant 24 heures donc xale bi dina am 12 tétés en 24 heures ces 12 tétés là boo ko xale bi defee xale bi normalement soo xëysee si ça va bien su amul benn problème te nga gis xale bi dina jël de 15 à 30 grammes ci sama expérience programme bi dafa wax de 15 à 20 grammes par kilo et par jour mais macha allah nous avons réussi ici à Guédiawaye am de 30 à 40 grammes par kilo et par jour bu ko defee xale bi su ko jëlee au bout de 5 jours yow ci sa bopp nga ñëwaat nga xaymawaat yaay ci waxtaan ak moom bu ko defee li mu xam ci hygiène bi dina la ko wax nekkinam foofu yow di nga xam yaay ji ndax mën na dem këram eggali fa wala déet ndax loolu jàng boobu formation la genre lël la yow soo ko xaymaa di nga xam yaay gi ndax comprendre na bu baax méthode bi parfois da ngay gis yaay joo xam ne day comprendre méthode bi ba yow li mu la ci expliqué sax yow macha allah dafay rafraîchir sa mémoire bu ko defee ci biir formation boobu ci biir lël boobu moom su fa génnee dina xam ne que duggaat na ci leneen loo xam ne mosu ko woon gis te macha allah apporté na ko loo xamante ne mi ngi gis doomam mi ngi nekk ak doomam am na assurance ndax xale bi nàmp chaque am nañu benn feuille de surveillance ci biir salle bi boobu tam dinaa la ko présenté kooku suñu professeur yi suñu médecin yi ñoo ko confectionné defaraat ko changé feuille def ko ay feuille de température léegi yooyu chaque 3 heures de temps da ngay ñëw di cocher durée bi température bi di xale bi nàmp da nga koy mentionné ah bu ko defee au sein allaitement bi au sein di ari tam xale boo xam ne biberon lay jël parce que xale bu nekkul ak yaayam biberon lay jël te du xale yëpp ñoo fi ñëw nekk ak seen yaay parce que léeg-léeg ñu ne la kii nouveau-né la moo xam ne vraiment la mais malheureusement yaay gi dafa nelaw kooku tante ji wala benn volontaire ku jege yaay ji wala mbokk wala bàjjen dina ñëw jël ko nga wan ko ñu préparer des biberons di ko jox mais boobu aliment bi day changé ndax 3 heures de temps yu nekk lay nàmp lu tax 3 heures de temps yu nekk lay nàmp soowu yaay c'est plus digeste soowu bee nag xam nga soowu kii la ay nërsee kii yooyu donc soow yooyu itam xale bi dina ko toléré mais seen digestion dafay yéex mais te du tandis que bu dee soowu yaay gi la nag soow bi dina gaaw a rees ko defee loolu mooy différence bi bu ko defee nag même méthode bi la même kii bi lay def mais daal yëpp programme bi mu ngi reposé wu ci ku di maman bu disponible coopéré mën a nangoo boot xale bi nangu information yi nga ko jox ak formation bi su ko nangoo loolu ba pare nga jàngal ko hygiène bi ba mu mokk jàngal ko lavage bi ba mu mokk ndax ni muy manipuler xale bi